Merci Chérif, c'était le premier journal de ce mardi matin. On retrouve la rédaction dans quelques minutes à 8h. Ce sera pour un autre journal que tu nous présenteras. 7h49 mooy doog a jot 8h bu jotee ñu àndaat ak Chérif ci beneen journal bu mu ñuy présenté ci wolof. En attendant ñu jox leen xibaaru jaww ji d'abord nañu xool kartu asamaan si ndax météo mu ngi ñuy xamal ni bu ñu moytuwul dina am ci yenn ci ay boor ci Sénégal dina taw ba noppi itam taw bu ànd ak dënnu ak ay tonnerre ak éclair. Yooyu nag yu jara moytu la surtout ñi nekkee ci côté àll yi ndaxte ay mbir la yoo xam ne nii mun na daal garab ak courant fii ba boori Thiès Dakar ak Saint-Louis daanaka dina bëri naaj loolu météo moo ñu ko xamal. Alors température yi ci seen bopp tey ji Dakar yeewoo nag lu toll ci 24 degrés Saint-Louis Podor ba Matam yeewook température bu toll ci 25 degrés ba Diourbel Linguère xëyee nag tey lu toll ci 26 degrés Kaolack 24 Tambacounda 23 Ziguinchor 23 degrés Kolda ak Kédougou yeewoo tey ci suba gi ak température bu toll ci 22 degrés ngoon gi thermomètre bi dina yéeg ndaxte Ndakaaru dina yendoog lu toll ci 29 degrés Saint-Louis 30 degrés Podor 37 Matam 35 Linguère ak Diourbel 36 degrés Kaolack 35 Tambacounda 34 degrés Ziguinchor 33 Kolda ak Kédougou ñooy bokk température bi ñuy yendoo ndaxte dina toll ci 32 degrés ñu jox leen waxtu marée yi marée basse bu njëkk bi am nañu ko biig ci guddi bi 1h05 jotee bi ci topp dañ ko am bu ca kanamee ci bëccëg bi bu 14h10 jotee marée haute bu njëkk bi am nañu ko léegi rek bi 7h15 jotee bi ci topp dañ ko am tey ci guddi gi bu 20h10 jotee bu dee napp gi nag dina xaw a yemamaay tuuti loolu météo moo ñu ko xamal waaye jamono yi gën a baax pour dem nappi mu ngi nar a nekk ci diggu bëccëg bi diggante 11h30 jàpp 13h25 bi ci topp guddi gi lay doon pour nappkat yi ndaxte dina nekk ci diggante minuit 25 jàpp 2h45 du matin jant bi jóg tey bi 6h55 jotee dina tëddi ci guddi gi bu 19h22 jotee ñuy gërëm bu baax Bamar Diagne ci jàppandalam ak xibaaru jaww yooyu la nga xam ne ni fajar gu jot dañu leen koy baaxee ci yeewu leen bi. taux de change bi bu dee da ngeen di tukki bëgg a wecci CFA ak yeneen xaalis yu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak dollar $1 mu ngi toll ci 587,313 francs CFA. 1 euro mu ngi toll ci 655,957 francs CFA. Une livre sterling mu ngi toll ci 767,873 francs CFA. Un yuan chinois mu ngi toll ci 87,9401 francs CFA. waxtu julli suba teel jullee mu ngi toll ci 5h46 Tisbar mu ngi toll ci 13h11 Takusaan mu ngi toll ci 16h25 Timis mu ngi toll ci 19h29 Gée mu ngi toll ci 20h32 sunu xaritu sunu mbokku chrétien yi ci jàngu yi cathédrale la ñu koy njëkkee foofee am na messe tey jii ci suba gi bi 7h jotee dina amaat beneen messe tey ci ngoon gi 18h30 Martyrs de l'Ouganda am benn messe ci fajar gi 6h30 dina amaat beneen messe tey ci ngoon gi 18h30 église bu Saint-Joseph dina am benn messe tey ci ngoon gi lay doon bu 18h30 jotee. ñu jox leen yéene kaay yeeg seeni xët ci ndimbalu Chérif Dia laata Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko xóotal ca kanam ci revue de presse bi tey nag kii yéene kaay yu bëri xëyee tey di Sonko alors ca impôt et domaine la fa xew ak li mu nas d'ailleurs moom nga xëyee tey ci sa journal Chérif l'Observateur xëy ci tey ak radiation boobu la nga xam ne ni mu ngi jëm ci inspecteur des impôts boobu ñu ngi lire ci français ci xëtu yéene kaay bi di l'Observateur ni Macky réussi Sonko ou son chaos. Son chaos voilà. son chaos dafa joué rek ci baat bi nga xamante ni moom mooy santu Sonko daal di ñëw ci titre boobu moom yéen kaay bi di l'Observateur jox tamit kàddu kii di directeur cabinet président Macky Sall di maître Oumar Youm nee na sanction bi nag rek dafa méngoo ak ñaawteef gi nga xamante ni moom la Sonko def
opposition bi ñoom it daal ñi ngi rek jàppale kii di Sonko daal di sos benn opération bu ñu tuddee wàllu Sénégal ngir defante ak Macky Sall ak nguuram. Sonko encore Sonko defe naa daanaka genn wàllu yéenekaay yëpp moom la ñu xëyee tey ak radiation beeg parti boobule mu nas xaw ma mouvement la de toute façon yéenekaay yi kenn ku ci nekk ak ñi nga ci xëyee Direct Info par exemple mu ngi bind ni atmosphère de deuil aux impôts et domaines. waaw dafa mel ni daal dëj moo amoon ca impôts et domaines ndax kenn ci seen ñooñ lan dàq di Ousmane Sonko ba tax bu ñu sukkandikoo ci Direct Info dellusi na ci nee na nag njiital kër googu yore rek Direct Impôts et domaines di DGID moom dafa mel ni mbir mi dafa nekk ci loo xamante ni lu xaw a métti la ci moom waa agent yi tamit ñoom it ñu ci bëri daal naqarlu nan li nga xamante ni moom mooy dogal bi ñu jël ngir dàq Ousmane Sonko moom mooy barré la une yéenekaay bii di Direct Info. Le quotidien moom mu ngi bind ni Sonko hors domaine. hors domaine ndax dafa nekkoon ca impôt domaine ñoom nag dàq nañ ko fa ba yéenekaay bi daal di génne foofu ne président Macky Sall daal jël na dogal daal di révoquer kii di inspecteur des impôts boobu di Ousmane Sonko. Ousmane Sonko décapité le témoin moo ko wax. décapité mel ni daal dañoo jël jaasi rek daal di koy daggat bu ñu sukkandiku ci yéenekaay bi moom foofu la génn daal dina gouvernement bi expliqué ne lan moo tax ñu daal di dàq inspecteur des impôts boobu. moom yéenekaay bi dellusi na également ci rek li nga xamante ni moom moo tax ñu daal di dàq Ousmane Sonko opposition bi ñoom it defoo say rek ngir defante ak nguur ak Macky Sall maître Amadou Sow moom mooy avocat bi layool Ousmane Sonko nee na dogal bi ñu jël ngir dàq Ousmane Sonko daal méngoowul ak yoon. Macky fait passer à la trappe Sonko populaire a ko wax. populaire tamit foofu la fël ne Macky Sall daal kon daal dinay mujj jàpp kii di Sonko dàqalu ko ci. administration ak mbiram fonction publique inspecteur des impôts bi nag moom nekk opposant moom it daal dàq nañ ko maître Sow comme ni ñu ko waxee moom mooy avocat Sonko ci yéenekaay bi nee na li daal méngawul ak yoon Mamadou Mbodj bu M23 jàpp ni daal lii dal day wane ne rek nguur gi ci ndof la jëm. Macky se paye Sonko l'évidence a ko wax. évidence foofu la génn moom it ci mbiram Macky Sall ak Ousmane Sonko nee na daal dàq na ko mi kii nag moom martyr la. moom nag mooy énième victime mu régime bu président Macky Sall Ousmane Sonko nag moom nee na dina ci àddu ki nga xamante ne mooy Nafi Ngom Keïta moom it ak mbiram Alioune Sall yéenekaay bi daal dina ciy dellusiwaat. enquête xëy tey ak Khalifa Sall ñoo ngi liir ni Khalifa sur le pied de guerre. waaw moom nag bataille de Dakar la ko tuddee rek jëm ci élection yi au conseil des collectivités territoriales yi moom nee na rek. mu ngi sàkku ci ñëpp ñu daal di jukko lii nga xamante ni moom mooy yi jongante rek prolongement la ak combat bi nga xamante ni tàmbali na ko ci atum 2014 ci élection locale ya ñi ànd ak Khalifa Sall ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma Diouf Sarr loolee yéenekaay bi di jour J moo ñu koy xamal ci xëtam. jour J foofu la fël moom yéenekaay bi rek ci mbiram tuumalante ci ay guerre loo xamante ni daal ay achat de conscience la maanaam ay conseils yoo xamante ni ñoo Khalifa Sall ñoom ñoo ànd wante nguur gi da leen di guerre jox leen ay koppar ngir ñu daal di dëddu Khalifa Sall voteel waa Benno Bokk Yaakaar ba tax ñoom waa Khalifa Sall yi di joxoñ baaraamu tuuma Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ni wujj la ci Khalifa Sall fii ci Ndakaaru ci yooyee jongante. kuje politique bi jóg nañu pour defanteeg Macky loolee yéenekaay bi di laas moo ñu koy xamal ci xëtam. waaw laas foofu la fël photo de famille baa ngi noonu ñoom kuje gi démb nag bi ñu dajee ci benn hôtel ba terminé ci loolu lañ daal di photo nii rek ngir xool ne say def ngir jàmmaarloo ak Macky Sall ndax jàpp na ni daal Sénégalais yi am nañ ay jafe-jafe te tamit mag nguur gi daal dafa mel ni dafa gumba di dem ak néew rek ngir dakkal lu ni mel nag ñoom dinañ defante ak moom. yéenekaay bi di Libération marché la xëy ak ARMP ak Jean Lefebvre ak Baratal mi mu ne ci xët bi ci français nii c'est la descente aux enfers. muy ay jafe-jafe yoo xamante ni entrepreneur bi di Baratal jiite woon rek mbiram defar taleeg yu ni mel moom mi ngi koy jànkoonteeg waa ARMP nag ñoom ñoo kii rek tere mu daal di bokk ci marché ay appel d'offre yu ni mel. ba tax yéenekaay bi daal di ne rek moom tere na Baratal lu ni mel ci loolu la fël moom yéenekaay bi di Libération. mu ngoog Chérif loolu yéenekaay yi la woon ak seen i xët bu ca kanamee ñu xóotal ko ci revue de presse bi am nga je pense 2 minutes diggante xamp benn xamp ak guux benn guux café ak meew bi et puis ñëwaat parce que 2 minutes je ne pense pas que di nga am temps pour ndekki ci en attendant ñun ñëpp a ngi fi. pour gunge leen tey ci bis bi mardi 30 août 2016 di leen ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média bi ju si Mairie Diouf. C'est vrai que Mairie Bay léegi séeréer la de. Tu n'es plus vietnamienne ah. Bah oui normalement naa fi lañu la war a wax naa fi yokoy mexe men tàmbix na. Mamadou Ndiaye tamit mu ngi fii tey anniversaire décès papaam la seen kër dina am laax non. kon kay bu ñu paree dem marqué laax. oui ñi xale yi xamuñu sa papa en fait mais il a beaucoup fait ci histoire au Sénégal ah. oui dañ la gis.
xale nga c'est vrai mais sa ay doomu papa daanaka ay paa lañu parce que sa papa on peut même dire que ancien combattant la. est-ce que juddul 1901 sax. ton papa je l'ai appris moi de toute façon wax nga man dama ñeme ànd ak mag ñi melul comme père Idrissa Ndiaye. new generation. et puis ñu ngi leen di préparer yu am solo tey ci bis bi entre autres dinañu waxtaane li xew bitim réew et puis waxtaane tàggat yaram dinañu waxtaane itam musique ak star international yi Bijou am na lu mu ñu préparer on parlera nouvelle technologie ak Merry Beye Diouf Aïssatou Paye Fall sera avec nous bu ca kanamee pour ñu waxtaane lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan tey moom ki ngay waxtaane Bijou boo ko waxtaanee ba pare naa la may 100 francs. man de 100 000 laa foogoon ni ngay wax 100 francs rek la jaral ak ni nga ko bëggee donc tey moom rubrique bi c'est vrai que d'habitude li ñuy présenter pour yéen la mais tey rubrique bi spécialement pour Pape Cheikh la parce que dafa nekk fan si Céline Dion boo xamante ne kenn xamul depuis kañ la commencé ak fan la jëm donc information yi ma nar a joxe yëpp c'est gentil tey pour moom la naa nekk rubrique bi rien que pour yow. merci yaa moom lépp merci vraiment kontaan naa ci mais 100 francs yi multiplier ko par ça. waaw ben ça fera quelque chose comme ñaata 100 fois ça. 100 000 rek. 100 fois ça c'est 100 000. oui man ñu laar naa de mënuma calculer. tu rajoutes les zéros moi rek. je pensais que 100 fois 100 égale 1000. non fois 10. tu rajoutes juste les fois zéros. 10 mooy 1000. heureusement ba xale yi yeewoo gu ñu ngi vacances ñu ngi sama télé donc du ñu gis benn mag buy bêtise ci télé bi. et puis mën ngeen woote ci émission bi ci numéro téléphone yi nga xam ne ni bu ca kanamee ñu. 100 fois 100 c'est 10 000 la du 100 000. ouais je suis pas loin yéen a ma gën a sori. tu rajoutes les man zéros 1000 francs moo gën a jege 10 000. par rapport ak 100 000 ak. ñoom ñëpp benn zéro leen séparé mais rek. man maa gën a jege. Alfie may sa biige tamit mu ngi fi temps dafa mel ni kuy leeral. ay Pape. si c'est l'impression que j'ai. damay bañ wax marque bi may diwoo mais man moom loolu rek laay diwoo Pape. lan ngay diwoo noonu. beurre bi diw boobu waaw. diw beurre bi. waaw diw beurre boobu. Coco Bati bi d'accord. Coco Bati mi ngi ko. Coco Bati d'accord. man d'habitude tàngaay du ma diwu sax. waaye temps yi moom ci trop. temps yi xam naa Ricardo la. tu bats le beurre. ñàkkul Ricardo la. temps yi tu bats le beurre Sofia. le beurre Sofia. à force may dend ak beurre Sofia nag yow tam foog nga beurre. bon après journal bi ñu àggali 8h jot na dañ leen di bàyyiwaat ak Chérif Dia pour mu joxaat ñu ay xibaar. Pape jërëjëf mbokk ñi ngi leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbale ko rek ak kujjeek politique yi démb daje nañ ci Ndakaaru ñoom nag sàkku nañ ci nam gën a gaawee Ousmane Sonko ñu delloowaat ko ci fonction publique su ko mooy doon defanteeg nguur gi samp na nit kuréel gu ñu tuddee Wallu Sénégal fii ak alxames lan bëgg loola daal di yem ngir rek bépp jafe-jafe bu doomu Sénégal di jànkoonte ak démocratie ak àq ak yelleefu doomu aadama nguur gi daal di koy sàmmoonteeg ñu déglu ci leeralu Mamadou Lamine Diallo ak professeur Diallo Diop ñoom ñoo yoroon kàddu kujje gi bin génnee ci seen ndaje mi Aïssatou Paye Fall moo taataan yooyu kàddu ak Youssou Balo. ñu gëm ne fu ñu toll nii war nañu am kuréel boo xam ne ñetti objectif lay am bu njëkk bi mooy xeex suñu affaire liberté fii ci Sénégal liberté des citoyens liberté démocratique loolu Sénégal fu ñu toll nii dañ kaa soxla ñaareelu objectif bi mooy lu jëm ci fichier électoral refonte fichier bu ñu bëgg a def nii suñu bàyyee Macky Sall ak gouvernement bi 2 millions ñii ne 1 million en tout cas ay milliers de Sénégalais nañu bëgg a génnee ci fichier bi suba ñooñu duñu mën a wote loolu nag war nañ te taxaw xeex ko gouvernement bi dellu ginnaaw ñetteel bi mooy lu jëm ci lu ñuy wax gouvernance fii ci Sénégal naka la Macky Sall yoree réew mi naka lay pasaree suñu alal bi mbirum pétrole bi mbirum gaz mbirum urus bi yooyu yëpp ñetti objectif yi loolu moom moo tax plateforme bi jóg jeudi bii nag di ñëw nañ koy finaliser dañuy finaliser incha allah plateforme bi lu ma leen ko waxee am na commission buy taxaw di liggéey ci wàllum fichier bi ak processus électoral bi beneen commission taxaw na liggéey ci affaire code de conduite bi am na beneen boo xam ne tamit dina liggéey ci mbirum plan d'action. xew-xew bu tiis bi ñu yëgal ne président Macky Sall dàq na Ousmane Sonko ci liggéeyukaayam ñun nag ñu mettitlu ko ñaawlu ko ndaxte wekku ko fenn du si yoon du si dëgg ndaxte lépp lu Ousmane Sonko jot a wax. te génn na ci ay firnde yu wóor te kenn mësu ko weddi kenn mënu ko dindi
ndaxte ay dëgg yu wér péng la ñun nag suñu taxawaay ci mbir mi mooy suñu diisoog Ousmane Sonko si boppam ak i langue bi mu sob te jiite ko muy Pastef parti bu ñu woowee Pastef suñu waxtaanee ba pare dinañu seet ban xeetu taxawaay la ñuy taxaw ngir fexe ba président Macky Sall dellu ginnaaw ci dogal bi mu dogal tey. ci mbiram Ousmane Sonko moom lañ des sax ndax gouvernement bi ci kàddu Seydou Gueye mi yor goowee kàddu sax moom it indi na rek lan moo tax moom président Macky Sall mu jël dogalu dàq kii di Ousmane Sonko ci fonction publique ndax jàpp na ni daal la sàmmante woon jëfewu ko ci wàllu maandu yoo xamante ni day liggéey ci administration ñu ànd ci ak Mame Birame Diouf Mar Dieng. Ousmane Sonko ñu jëlee ko ci fonction publique bi décret présidentiel bi kon ñëw daanu ci kaw inspecteur des impôts et domaines bi. dafa ni du taxaw pour ñu déglu ko commission ba ñu ko sant ci ni ko loi bi waxee continuer liggéeyam daal di am ay propositions yu mu def parce que sanction yi ñeenti niveau la mu proposé sanction boo xam ni génne nañ ko ci administration waaye dina continuer bu waxtoom jotee jot ci li nga xam ni mooy à la retraite. Ousmane Sonko mel ni kon day fay la nga xam ni def na ko teggi sart yi nga xam ni liggéeyam da ka sant Seydou Gueye di koy xamle ndax sàmmantewul ak article 14 bu loi 6133 bu 15 juin 1963 ma nga xam dafa ni fonctionnaire gu nekk war na téye ab secret lu jëm ci liggéey ba muy amal. Ousmane Sonko ci taxawaayu politique am na taxawaay boo xam ni kàddoom ñagas na jëm ci nguur gi kàddoom mel na ni ay saaga. kàddoom mel na ni ay sos te UEMOA dafa ni loolu mën na nekk avocat yi mën nañ défendre ñëpp ci wàllu procédure ci tribunaux yi wala commission de discipline sauf bu fekkente ni am na ay disposition nationale te ñun nag conseil de discipline dafa am ay disposition nationale li am nag amul benn yoon loo xam ni laale na ak politique Seydou Gueye di ko ci yokk. li nga xam ni moo leer mooy état du Sénégal gouvernement wu Sénégal taxawaayu gouvernement la taxaw lu taxawaayu politique taxawaayu gouvernement mooy lan ñun citoyens yëpp ñoo yem ak yelleef. waaye ak lu ci mënti nekk Ousmane Sonko lii di pension de retraite am nag du ko ñàkk benn yoon. ñu wax lu soxal élection au conseil collectivité territoriale yi nar a amal dimanche bii di ñëw ñii nag di waale démocrate réformateur ñoom ñi ngi ñaawlu rek coowal ger li ci jóg diggante waa taxawu Dakaru ak Benno Bokk Yaakaar ba tax na ki jiite coordination bi fii ci Dakaru di Mamadou Faye moom jàpp ni ab conseiller dafa war a nekk ko xamante ni royukaay la bañ lépp lu jëm ci mbiram gerte buy voté mu def ko ak ngëm-ngëmam démb lañ doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ñu déglu ko moom Mamadou Faye mi nga xamante ni moom moo jiite coordination LDR fii ci Dakar ci micro Pape Fara Gningue. un conseiller municipal ni koo xam ne la ku ñu war a respecté la ku ñu war a jox cër la parce que si dëkk bi nga ne quartier bi nga dëkk zone bi nga dëkk yow yaa fay toogal population yi donc yow boo nangoon jënd la rek nangu nga jënd nañ population bi yëpp donc ñun moo tax gëmuñu ne que war nañu mën a jënd ay conseil lu ñu gëm mooy un conseil municipal moom mooy toog xool na li ñu ko proposé jar na mu voté wala du voté mais pas parce que nit bi tax na ma voté wala nit bëri tax na ma voté donc ñun moo tax daal jéemuñu sax xam ne ndax am na conseil yu jënd parce que gëmuñu ne war nañu leen mën a jënd lu ñu gëm mooy un conseil municipal da nga koy convaincre si programme bi nga xam ne que moom nga yaakaar ne yow bu ñu la falee au conseil des collectivités territoriales di nga ko jàppale moom en tant que conseiller si zone bu mu dëkk pour que liggéey bi nga xam ne population yi ki war nañ ko pour mu liggéey ko moom mën ko liggéey normalement. ci yooyu jongante lañ des ndax Sénat kuréel gi ko war a saytu ñoom daanaka nee na lépp yem na ngir rek élection yi mën a jaar ci yoon ndax lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci bureau de vote lim bu ñu toll ci ay contrôleur ñoom la nar a rek déployé ngir ñu daal di saytu yooyu élection fanweer ak juróom benn liste ñoom ñoo war a jongante ci yooyu élection yi it ñu déglu Issa Sall moom mooy cadre commission électorale nationale autonome ci micro Fatou Kiné Dem ak Jafara Ba. fexe nañ ba nga xam ni ñi nga xam ne ñoo ñu war a teewal ci bureau de vote yi ñu wax leen lii seen liggéey documents yi nga xam ne waroon nañ leen ko jox pour ñu xam mbir mi nga xam ne moo war a am nan lay demee jox nañ leen ko donc bu bis baa fañ war a teew dinañ fa teew fekkee vote bi ci suba ba ngoon bu paree ñu fekkee fi ñuy natte ku ne li nga am ba mu jeex jël suñu PV dem ci commission départementale bi de recensement des votes fekkee fa ñuy waxee kan moo am ku ne la nga am ci département bi ensuite commission nationale la ci war a xam tamit danañ ko def ñi war a voté mooy ñi nga xam ni
fal nañ leen ci élection yi passé muy élection yu 2014 yi muy conseiller départementaux wala conseiller municipal bu nekkee conseiller municipal nga am sa carte d'identité sa tur mi ngi ci liste yi da nga mën a voter mais du yow du man ñooy jóg rek dem voter ji donc loolu mooy différence bi. jeexale xibaar yeeg wàllu tàggat yaram équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football nag démb lañ amal seen entraînement bu njëkk ngir rek waajal seen jongante bi nga xamante ni moom ak Namibie la samedi bi di ñëw yooyu nag ci wàllu football la juróom-benneelu journée éliminatoire CAN Gabon 2017 entraîneur bi nag nee na ndem sax qualifié nañ wante dina tax rek ñu gën a waaj seen match ñoom ak Cap-Vert boobee match nag moom ci mbiram mondial bi la ñu ànd ci ak Pape Fara ñi nga ak Modou Diop. tàggatu bu njëkk nag bu gaynde yi mu nekkoon boo xam ne jafewul woon loolu fukk ak juróom ci ay jours daal di ñëwoon teew ci entraîneur bi Aliou Cissé nag insisté bu baax a baax ci wàllu jeu bi mu génne nag ay pexe yu bëree bëri ngir ñu mën a génne lii di bal bi naka noonu jouer ba mën a dugal ay bii yu bëri. xale yu bëri daanaka seen club samedi la ñu joué donc dimanche tey la di mënuñu pousser entraînement yi donc dañu war a préserver mais comme ma ko waxee je pense que plus ñuy avancer ci biir semaine bi plus entraînement yi di gën a élevé pour en tout cas jour match bi nga xam ne nekk ci forme bu baax. match bi dina nekk jongante boo xam ne dina tax ñu mën a gis yeneen joueurs yoo xam ne tàmm ñu leen gis ci équipe bi. équipe Sénégal bi tamit 23 jours la te yaakaar naa ni que 23 jours yu nekk xale yu nekk ci biir équipe bi am na ñoo xam ne am nañu habitude yi nga xam ne am na ñoo xam ne tamit ba léegi amuñu chance boo xam ne mën nañu wane seen qualité comme yàlla def nañu qualifié je pense que genre match yi daf ñu war a permettre tamit ñu xool yeneen xale yi xam ne lan mooy seen niveau pour que justement équipe bi gën a étoffé pour que équipe bi dem gën a jëm ci kanam. bu dee sax qualification Gabon 2017 am nañ ko ba pare waaye ndam li dina baax ci groupe bi ngir ñu mën a waajal bu baax a baax sunu match ak Cap-Vert. match Cap-Vert bi pour l'instant bëgguma ci wax de trop parce que match bu gën a am importance mooy match bi mooy contre Namibie mais wax nga dëgg match Cap-Vert bi pour que ñu préparer ko en tout cas bu baax ça dépendra tamit ci match Namibie parce que xam nañu que football bi moom dafa mbiru gaaw la. ñeent jàpp juróomi jour nag dina ñëw ci altine ci guddi groupe bi nag dina moto fi ak àllarba ngir nag ñu mën a waajal bu baax a baax jongante samedi bi buy dox seen diggante ak Namibie. jërëjëf Pape Fara ñi ngi mbokk yi fii leen yam ak yéen ci xibaar juróom-ñetti waxtu yi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo mooy ak yéen seen émission yeewu leen ñu ngi leen di ñaanal yendu jàmm. merci Chérif ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon journalu wolof bi ñu ciy gërëm bu baax rédaction bu télévision Futurs Médias 8h12 wax leen itam ni xibaar yi dafay wéy ci suñu site internet bi di www.igfm.sn sport la ñu xëyee tey ak wattaayu éliminatoire yi ñu waxtaane démb ci suba tey site bi daf cee xëy tey ak sunu équipe nationale bi Sénégal Namibie 15 lions au premier galop. C'est lundi loolu la def ci page d'accueil bi sinon yeneen i xibaar mën ngeen ko fekk ci site bi di www.igfm.sn politique culture société people lépp luy ay xibaar yu mucc ayib te wér te wóor da ngeen koy fekk ci site bi ak fu ngeen mënti nekk ci àddina loolee mën ngeen ko am ak rédaction bu mag bu Futurs Médias 8h13 dañuy dem nag fekk suñu correspondant yi ci gox yeeg gox-goxaan ni tey ñuy dem dëkk bu ñu naan Bambey Bambey nag xam ngeen bu ñu fa demee dañu fay fekk ki ñu fa teewal di wuyoo turu Babacar Diouf Babacar Diouf nag mooy suñu correspondant permanent foofu ca Bambey bu fekkee jàpp dina ñu jokkoo ak moom bu ko defee mu jox ñu ay xibaar yu ñu mën a jàpp ci dëkk boobule Babacar ñu ngi lay nuyu mbaa jàmm nga fanaane sant yàlla ba Pape Cheikh. naka Bambey. waaw Bambey de mu ngi fiy tàng rek di wër yow. ouais comme Dakar ah c'est la période loolu la ñuy wax. tàngoor bi moom. defe naa presque dëkk yëpp la dafa tar lool. sinon lu ñu fa mën a jàpp ci ay xibaar foofu ca Bambey. waaw li ñu mën a jàpp ci xibaar fi mu nekk nii Pape Cheikh moo di ne li nga xam ne mooy liggéeykat yi nekk ci autoroute Ila Touba bi ñu ngi yëkkati ay tuuma di ko teg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi gox bi. nee nañ daal ñoom mun ñoo am benn dëgg ci kanamu chinois yi ndaxte liggéey bi nga xam ne chinois yi ñu ngi koy liggéey ci autoroute boobu nga xam ne mooy xàll wuro woowu nar a jëm Touba. ñoom nag nee nañ liggéey bi dara baaxu ci te ñoom ni ñu leen di yore ci biir chantier yooyu dafa métti
ba tax ñoom dañuy yuuxu saa su ne wante kenn du leen mën a dégg ndaxte ñi nga xam ne ñoo leen war a faral ci autorité ci dëkk ci nekk ci région Diourbel ñoom daal dañ leen di seetaan te ñoom nag tuuma yi sax li ci gën a doy waar moo di ne xàll wi nga xam ne moo jar jëm Touba liñ ci wax moo di liggéey ba dara baaxu ci parce que li nga xam ne moo di latérite liñ ci dara def latérite bi baaxul te buñ ko defaree chinois yi buñ ko joxee réew Sénégal du yàgg dara mu yàqu day mel ni nga koy waxee rek ci Sénégal lii produit chinois la ba tax daal ñoom am nañ ci tiitaange goo xam ne ni di nar naa jéggi dayo te ci autoroute boobu sax liñ ci mën a yokk moo di ne Pape Cheikh fi mu nekk nii chinois yi nee nañ du ñu jël concession bi ndaxte nag comme ni ñu def ci autoroute boobu nekk ci Ndakaaru ñi ko liggéey dañ ko jël di ko exploité wante chinois yi ñoom bañ nañ ne du ñu jël lii di autoroute bi ndax amul benn rentabilité boo xam ne nii dina ko amal nguuru Sénégal ba tax ñoom nee nañ daal duñ ko nangu buñ ko liggéeyee rek dañ koy jëlaat jox ko ñi nga xamante ni moo di nguuru Sénégal. beneen xibaar ci diwaanu Bambey Pape Cheikh mu jëm ci wàllu li nga xamante ni moom moo di ca fële di Ndangalma ki di ministre conseiller bu président de la République di Mor Ngom moom am na benn projet pisciculture boo xam ne nii tàmbali na ko fa ba fi mu nekk ni sax tonu jën buñ la waxee récolté nañ ko foofu nga xam ne moo di ca Ndangalma mu nekk lu am solo loo xam ne nii def nañ ko ci diwaan bi mu nar a jëm ci li nga xamante ni moom moo di suqali jigéen ñi parce que ci jamonoy nawet nag jën day manqué ci diwaanu Bambey. beneen xibaar bi ñuy jeexale rek moo jëm ci li nga xamante ni mooy lii ñuy wax politique ci au conseil de collectivité territoriale moom ñu ngi koy waajal fi nga xamante ni moom moo di diwaan bi ba ki nga xam ne moo di ministre de l'énergie sax ñëwoon na fi mu di Aly Ngouille Ndiaye ñëw ñaaxaat troupe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Bambey maire yeeg conseillers yi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar pour ñu mën a taxawal seen bopp dëggal seen bopp nag ne am victoire boo xam ne nii dinañ ko mën a wone fu ne mais ñu fàttali rek ci vote boobu ñi nga xam ne ñooy waa PDS ak yenn opposition bi naruñu ci bokk ñetti liste lañ nar a am ci diwaanu Bambey benn bi wàllu Benno Bokk Yaakaar ñoo ko taxawal beneen bi mu ngi jëm ci ñi nga xamante ni moom mooy waa Yooni Bawol ak benn bi nga xamante ni moom moo fi représenté Modou Diagne Fada ci diwaanu Bambey Pape Cheikh. mu ngoog Babacar ñu ngi lay gërëm bu baax ci xibaar yooyu nga ñu jox ca Bambey suñu dëkk la merci en tout cas ñu bàyyi la nga daw àggali liggéey bi xam naa ni daañu jéem a jokkaat ak yow ci rajo bi wala ci télé bi wala sax ci suñu site internet bi di www.igfm.sn fàttaliwaat leen ni fu ne Futur Média def na fa dara 8h16 dañuy jàll ci yeewu gym comme chaque mardi dañ ciy ànd ak waa Olympique Club alors Mass moo ñu fekk si. ci plateau bi coach Mass ñu ngi lay nuyu alors tey da nga ñuy wax ay mbir yu jëm ci gym poids. waaw salaamaaleykum Pape Cheikh ñu ngi leen di fay di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu ñi seetaan émission bi yëpp waaw tey ñu ngi wax ci gym poids donc mën na ko tuddee gym poids wala gym renforcement musculaire di fàttali ñu ngi ne entraînement du cardio kese donc baax na naam cardio bi pour travailler. xol bi donc mu dëgër muscler ko mais muscle yi aussi dañ ko war a renforcer donc surtout ñi nga xam ne da ngay jëm mag nga xam te ne si déjà muscle boo rombee 4 ans rek day commencer say muscle di fondre nga leen di perdre donc da ci baax nga leen di renforcer pour tenir leen boo xoolee ñi nga xam ne day ay personnes âgées la dañuy ay damm-damm da leen di yomb maanaam donc seen muscle day xaw a fragile trop léegi moo tax donc da lay jar ñu renforcer leen donc ba nga xam te ne si bu ñuy toll ci période boobu duñu am dinañ perdre ay muscle naam mais du demee comme ni mu waroon demee mën nga def gym wala mën nga def sport. ba voilà donc simple rek ak ay poids yu oyof la leen indil yoo xam ne si dinañ ko mën def seen kër donc élément la bi leen indil dinañ ko mën a enregistrer mën koo defaat seen kër wala seen bureau wala saa bu ñu amee jot rek ñu def ko 2 fois par semaine. super waaw donc boobu sàmm pare ñu tegal leen élément bi ñëwaat ci plateau bi incha Allez, c'est parti. On va y aller sur le côté, squat à droite, à gauche. Et descendez les hanches derrière. Maintenant, vous levez les bras. On se prépare. 4, 3, 2, c'est parti. Continue.
à l'aise, faites comment. Très bien. 3, 2, 1. Même chose cette fois-ci. On se prépare. La 4, la 3, la 2, derrière le repos de l'esquatable. Les deux bras cette fois-ci sur le côté. Très bien. Allongez, revenez. Cherchez loin. 4, 3, 2, la soupe, plafond. Allongez et revenez sur les deux de la taille. Merci beaucoup. Allons tourner. Encore 3. Stop. Donc on continue. Toujours dans le cadre de la préparation. Yeah. La feuille de réflexion commence très bien. Ok, on va maintenir maintenant cette pression. Ajoutez un peu d'intensité et cardio. Yes. Ok. On s'installe alors au droit. Bon. On va faire des tapes de position sur les genoux. Ok, la 4, la droite, évoluer la jambe gauche. Levez. Ya. Serrez. Ouvrez. Serrez. Et dans ce premier temps, ne pas tirer les bras sans vous faire. Ok. Une fois installé, alors deuxième niveau, on ajoute les bras. Ok. Avec les coudes, descendez sur la jambe d'appui pour accentuer le lever. Toujours. Ya. Là, c'est le deuxième niveau. Si vous êtes à l'aise, ajoutez la difficulté. Allongez. Boost dans la place. Levez. Tirez. Levez. Tirez. Levez. Tirez. Une fois installé, on va évoluer en yoga. Yes. Ya, on reste. On reste. On allonge. On serre les abdos. On reste sur la jambe d'appui. Ya, dans 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Stop. Yeah. Soufflez. Alors que ce qu'on a fait du côté gauche, on le refait du côté droit. Vice versa. Même répétition, même niveau d'intensité. Pas plus. Ok? Yeah. Levez le genou droit. Ça les bras. Yes. Levez jusqu'à ce que le genou soit parallèle au sol. Ou alors niveau hanche. Yeah. Ok, deuxième niveau. Activez les coudes. Ouvrez, fermez. Ouvrez la jambe et puis fermez la jambe. Activez les grands dorsaux. Travaillez ok, d'endurance musculaire afin d'affinir les grands dorsaux. Yeah. Prends, tirez. Let's go. Prends. La posture est importante. Genou ouvert à la flexion. Éliminer le genou à la descente. Yeah. Deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau masse, annoncez le mouvement. Voilà. C'est ça. Come on. Sachez que à chaque fois que vous mobilisez les bras, vous accentuez la fréquence cardiaque. Ok? Parce que les bras ne sont pas très loin du cœur. Yeah. Come on. On va évoluer en Steagles. Let's go. C'est le moment où j'arrête. D'obtenir un corps de rêve. D'affiner, d'assouplir, de fortifier pour enfin gagner la performance. 4 et 3 et 2, stop. Yes! C'était tout. On continue avec moi. On se revoit les jours à venir. D'ici là, c'est bien. Voilà, j'espère que ci biir kër yi def reprendre ngeen même exercice yi mais quand même même boo amul doole bi mën nga utiliser ay poids yu léger. waaw gis nga ay poids yu léger la matul sax am na ci yoo xam 1 kilo am yoo xam ni 500 grammes la bëriwul donc bu ñu amul poids yooyu mën nañu 500 grammes bi pour sama genre yi la. non en fait xam nga du musculation pure dure li naan comme dem jël charge lourde ak yooyu mais renforcement musculaire la donc renforcer muscle bi donc pour mu continuer di jouer rôle am comme il faut donc même bouteille ndox yu ndaw yi sax donc mën na ko def wala bu ñu ko amul ustensile de cuisine yi alfi utiliser copier ñoom ko delu sax yooyu
kudd luuse yëpp mën na def wala kuut waaw wala donc boo xoolee donc dañuy boobaa da ngay miser ci nombre de répétition bi bu fekkee bu 10 la doo ci mën a yëkkati lu bëri mais fekkee dafa oyof dañ ci mën def lu bëri donc loolu mooy endurance musculaire dafa am nombre bu ñu recommandé comme par exemple boo téyee cours sa kër pour def renforcement musculaire léegi selon ci charge bi 10 baax na voilà merci beaucoup selon ci charge bi donc bu ñu commencé à partir de 16 jëm kaw mais bu fekkee dafa 10 trop moom doo ko mën donc loolu pour ñi nga xam dañuy chercher force pure te ñooñu am na du ñëpp ñoo soxla loolu comme bu fekkee ñi nga xam dañuy def sport de haut niveau ñoom dinañ soxla loolu mais ñi nga xam dañ koy def uniquement pour seen yaram pour seen propre santé donc soxla wuñu yenn charge yu lourd yooyu donc mën nañ ko def ak charge légère rek donc pour renforcer les muscles et puis di naan ndox bu bëri ñu waxaat ko tàngoor la ñu nekk duñ ci jóg di ko wax donc tàngaay bi moom daanaka di naan ndox bu bëree kuy dem salle daal da nga gàddu sa bité ndox yóbbaale voilà même ñi demul salle sax ñu deful sport sax dañoo war a naan nit ki waroo toog ba mar nee nañ mar signe de déshydratation nee nañ saa boo maree rek da ngaa déshydraté wu waaw nee na waroo ak Alphine ñu ko waxee di lekk fruits yu bëri donc minimum 5 dañuy naan 5 fruits et légumes par jour ñu fexe di ko respecté di naan ndox bu bëree bëri donc nit ki moom waroo xaar ba mar naan soo ko kii bu ko amee rek donc alerte la daal donc saa bu chaque 10-15 minutes ñu jël tuuti ndox jàll daal tuuti ñeex voilà jeex na yaram dañ koy ñeex comme ceeb de temps en temps ngeen ñeex seen bopp merci Mass ñu ngi lay gërëm bu baax nuyul ñu waa Olympique Club merci pour exercice yi ngay jox téléspectateurs yi ak ñun ñi chaque matin ci yeewu gym 8h25 mooy doog a jot ñu jàll ci li ñu leen préparé tey ca kanam ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu culture ak Aïssatou Paye Fall entre autres on parlera livre agenda culturel bi mais en même temps dinañu ñëw ci ndax Sénégal am na rentrée littéraire. waaw comme ni nga ko waxee Pape Cheikh def nañu benn élément dem seeti Abdoulaye Diallo bu L'Harmattan mu wax ñu ndax rentrée littéraire am na fii ci Sénégal wàllum livre it tey livre professeur Abdoulaye Elimane Kane laa leen indil Penser l'humain la part africaine ñu wax tamit ci wàllum agenda culturel. voilà donc ce sera pour tout à l'heure pour yeewu culture ak Aïssatou Paye Fall Mamadou Ndiaye tey dinañu dem États-Unis on parlera de Donald Trump dem aussi Niger. waaw dem ci kanam dinañ dem ci ay information dem Niger benn photo bu def tour du web ci week-end bi ñu génn. waaw nañ ci ñëw yaatal ko nañ dem wax ci Trump aussi te nañ dem tamit ba Goudiri Aïssatou Paye Fall ay tàndaal ay artistes yu nekk foofu di def yëngatu ci wàllu musique folk ak acoustique. jéem gis nañ leen waxtaan nañu ak ñoom après ci kanam nañ ko yaatal. voilà donc ci kanam lay nekk et puis lépp lu jëm ci wàllu jumtukaayu xarale yu bees yi mairie bi tey daf ñuy présenter benn application boo xamante ni bu mucc ayib la. waaw tey moom dañuy xalam di ci jaayu. donc tey moom ñu ngi koy gis ci publicité yi TFM a ngi koy jàllale fépp donc on a pensé que c'était quand même important que ñu jël application GFM et vous. indi leen ko tey ci rubrique TIC yeewu leen expliquer leen nu mu demee ak lu tax ñu créer ko. voilà donc tey loolu la ñu indi woon. application boobu lañ leen di présenter bu ca kaname et puis bijou fi ñu toog la ñuy toog xam li xew feneen et puis on parlera même des people ak portrait wu benn artiste. alors Pape Cheikh tey lépp ci Céline Dion lay nekk actualité am album bu bees bi lan moo tax mu wax ko li ngeen ci bëgg xam yëpp di ngeen ko ci xam album bi nga xam ne démb la génn Pape Cheikh. voilà donc ce sera pour tout à l'heure. Et puis Alfie, qu'est-ce qu'on mangera? Pape Cheikh bonjour ñi ñuy seetaan tey dañuy dem Italie Pape Cheikh jëli fa li nga xam ne mooy ay penne rigate mu nekk ay pâtes yoo xamante ne Pape dafay faral di maanaam ànd ak sauce bu neex ñu fas yéene ko accompagner ak sauce à base de crevettes donc ci kanam ay penne aux crevettes la ñu fas yéene defar avec les produits Sofia beurre bi ak jonge bi Pape Cheikh ak li nga xamante ni mooy meew bi donc buñ ci kanamee buñ ci ñëwee rek Pape ndekki bi tey dina neex. mu ngoog ca kanam et puis dinañ dem Makka pour wan leen li fa am actuellement Oudia Dia ngi jël seen ay vol di dem équipe télévision Futur Média mu ngi fay bëgg a yàgg dinañ leen won ñi yegg gum naka la ñu installé waaye sunu animateurs yeeg journalistes yi ñoom ñëpp ñoo nga fa di leen permettre ngeen dund Makka avant aj gi biir aj bi ba ci après.
après at lépp di ngeen ko dund donc bu ca kanamee dinañ fa dem fekk fa ñoom oustaz Pape Anne Mao Cissé ak équipe bu télévision Futurs Médias yëpp ngeen mën a xam lii am ci aju màkk gi et puis nañu recevoir ñaari rakku Fatou Guewel ca kanam ñoom itam c'est des artistes am na loo xam ne nii mooy seen actualité dañ leen ko bëgg a présenter Ousseynou ak Assane ay seex lañu dinañ ñëw ci plateau bi ca kanam mais tey la anniversaire Ismaël Lo n'est-ce pas. oui tey la anniversaire Ismaël Lo 30 août moom la 1956 la juddu. moom Ismaël Lo chanteur sénégalais bi nga xamante ni nekk na ku ràññeeku mi ngi juddoo fële ci Rufisque. Ismaël Lo ñu ngi ko découvrir nag ci bi mu amee 15 ans. ki ko découvrir benn technicien télévision la woon moo ko découvrir ak guitaram mu yor ko muy à partir de 1974 ci la daal di commencé ko def ay tournées di dem fu ne ci Sénégal di def gën a gëstu ci wàllu musique ci 1979 la daal di bokk groupe bi di Super Jamono après 5 ans plus tard moom tamit ci daal di génn Super Jamono créé groupe am daal di def musique bu doy waar boog mu indi ñu fi mu nekk nii tey Ismaël Lo di ko souhaiter joyeux anniversaire. voilà pour célébrer anniversaire u Ismaël Lo tey dañ leen di may doublé ci moom moo ni woon l'amour a tous les droits mais juste après dinañu déglu itam beneen boo xam ne ça nous rappellera beaucoup de souvenirs. Africa la way bu ñëpp demee ko fi des xale yaa ngi wàlluwaan yeah Africa Africa suñu continent Africa suñu continent te ñoo jéem a booloo fi liggéey Olof Njaay moom lépp na daal nee na lu ay di jàmbat ñi ngi naan États-Unis ñi ngi naan Europe 92 pourquoi pas l'unité africaine Africa suñu continent te ñu booloo te liggéey Olof Njaay moom lépp na daal nee na lu ay di jàmbat ñi ngi naan États-Unis ñi ngi naan Europe 92 ak dans l'unité africaine baay kañu jokko raka kañu jokko